léegi kon dama bëgg a jox parole président commission communication moom ñi nga xam ne si ñoo yoroon waxtaan yi mu wax ak comité bi fàttali un peu li nga xam ne si jot nañ ko def ñoom itam boobu ba léegi. di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ñëpp di tàmbalee ci weer wu tedd yi di baalu ak ñëpp ñu fi teew di leen baal ak di ñaan yàlla ni ñu defale ñu dugg ci koor gi ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génn ci alhamdulillahi rabbil alamin te yàlla nanguñu sunuy koor ci barki nabi Mustafa di tàmbalee ci gërëm monsieur le maire de la commune Mamadou Lamine Thiam mais tamit di ko ñaanal ndax yaakaar naa ni comme moom la yàlla teg ci boppu dëkk bi suñ ko ñaanalee yàlla defal ko jàmm ak wér yaakaar naa ni ñaanal nañ ko ñëpp ba nga xam ni mission bii muy sas bu diis rawatina ci jamono yi ñu nekk yàlla na ko yàlla yombalal ci barke alxuraan ba lépp loo xam ni séenu na ko ci mu am ci ndam ndax bu ci amee ndam ndamu Kébémer lay doon. may tàmbalee nag féddali ay ngërëm comme ni ma ko waxee jëme ko ci moom. dafa am liggéey boo xam ni moom dañu ko sosoon mu jëmoon ci comme ni ma ko waxee communication ak sensibilisation. communication ak sensibilisation nag ni ma ko waxee dafa laal lépp mu tàmbali ci dons yi parce que dafa baax ñu ñëw ci am benn transparence boo xam ni dafa am solo lool ñu war a ko fàttali. ndax maire bi mu taxawalee le 18 mars li nga xam ni mooy comité de riposte bi yaakaar naa ni moom moo nekkoon la deuxième commune boo xam ni taxawal na ko sur l'étendue du territoire. ndax man bi may dégg mi ngi koy taxawal boobu Médina rek laa déggoon mu taxawal comité boobu. kon li ñu naan gouverner c'est prévoir c'est très important kon mi ngi ci xelu maire kon loolu ñu ngi koy rafetlu bi mu ko taxawalee aussi yaakaar naa ni mu lancé fii benn élan de solidarité bi mu lancé élan de solidarité boobu ay doomi Kébémer fekk si mairie bi ci xeex boobu jël seeni dërëm ak lu ñu mën ci am muy matériel wala leneen dugal ci. waaye buñ ci dugalee itamit dafa am leeral bu am solo boo xam ne dafa jar a indi maire lépp loo xam ne réceptionné na ko da koy teg ci loxo médecin chef du district. jour ba mu ko ca tegee boobu lay gëj a taxaw ca centre de santé ba wala dépôt ba fa nekk pour xam lan moo fa nekk dafay doyloo ñi nga xam ne ñoom la fa bàyyi te ñoom fa bàyyi itamit wax dëgg yàlla lépp loo xam ne def nañ ko jël ko joxe ko delluwaat na ci askan wi. ndax yaakaar naa ni inclusion bi nga xam ni moom moo am ci gestion liggéey bi man vraiment mosuma koo gis ci benn démarche bi ci am démarche bu ñuy rafetlu la ndax yaakaar naa ni couche yëpp dugg nañ ci sensibilité yëpp dugg nañ ci kon loolu day firndéer ni mbir mi du mbiru politique. du mbiru leneen mais mbiru Kébémer la te doxe na ko waxe na ko kon jàpp naa ni loolu c'est très important ñu souligner ko leneen li nga xam ne itamit jàpp naa ni lu am solo la te ñu war ko wax mooy jafe-jafe yi nga xam ne amoon na fi bi ñu tuddee taalibe yi ndax yaakaar naa ni monsieur le préfet mi ngi nii toog bi mu ñëwee au départ rek moom lu nekkoon xalaatam bu jiitu mooy confinement wu taalibe yi mais taalibe yi itamit boo leen tëjee teg leen ci benn bërëb te joxuñu leen lu ñu lekk joxu leen lu ñu naan te ñu daan génn di ko wuti ay jafe-jafe day am maire yi am xalaat bu rafet ànd ci ak dëkk bi ñi nga xam ne ñoom ñoo ko ci jàppale jël daara yi encadré leen ba tey yaakaar naa ni d'autres communes se sont déplacées ñëw à Kébémer indi fi ay télé pour s'inspirer de l'exemple de Kébémer donc c'est très important ñu souligner lu mel noonu donc maire ñu ngi lay féliciter ci loolu nga xam ne def nga ko peut-être loolu sax sëriñu daara yi ñoo nekk les voies les plus autorisées pour yaakaar naa ni mën ci wax mais askanu Kébémer gépp teg nañ ci loolu seen bët kon loolu lu ñuy rafetlu la pour ñu ñëw nag ñun ci suñu liggéey mooy commission bi nga xam ni moom la ñu dénkoon damay tàmbali di remercier la presse de manière générale ci seen taxawaay muy rajo yi muy également la presse en ligne bi nga xamee ni ñëpp wax nañu liggéey bi amul lenn loo xam ni ay koppar da ciy dugg mais engagement citoyen rek moom moo ci am gis nañu ku ci nekk taxawaay bi nga xam ni am nga ko def ko ni sa yëfu bopp kon mënuñu lu dul féliciter leen rafetlu taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko ñuy wax ni ñi nga xam ni moom la ñu àndaloon liggéey bi muy conseil de quartier yi muy conseils municipaux yi muy conseil communal de la jeunesse muy bàjjanu gox yi ak relais yi muy communicateurs traditionnels yi muy acteurs culturels yi yaakaar naa ni suñu limee mën nañu juum muy association des daara amul kenn koo xam ni des na mais ku ci nekk tamit def nga ci liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la ñu tàmbalee ci VAD yi muy visite à domicile foofu tamit dañuy remercier conseil communal de la jeunesse étudiants yi ak bàjjanu gox yi ndax lu mu bon bon avant ñu naan ñu dañu interdire visite à domicile yi bi ñu koy docteur di wax fekk na boobu 1500 concessions
ont été en tout cas visés à Kébémer kon loolu ñu ngi ciy félicité Badiane Marème ak équipe bi nga xam ni moom la àndaloon. ñu seetlu ni tamit mbir mi xeex bi il faut ñu dugal ci kilifa diine yi ndax gis nañu ay coow yoo xam ni jógoon na ci ba loolu moom moo tax commission bi bokk na tamit ci lim njëkk a def mooy dem visiter les foyers religieux à Kébémer ànd fa ak kilifa gu mel ne suñu papa Diadia waxtaan ak ñoom ba gis nañu déclaration bi nga xam ni Cheikhna Aïdara def na ko ñu koy teg ci rajo bi di ko ci jàllale en boucle mu nekk déclaration boo xam ni bëri na lu mu def ci askanu Kébémer noonu mu ko defee am ñeneen ni tamit ñoo xam ni defe nañ ko noonu ci kilifa diina yi kon ñu ngi leen di gërëm ñoom tamit di leen sant seen taxawaay. di wax ni yemuñu foofu dem nañ ba ñu ni ñu visite à domicile yi dañ ko interdire docteur ñu daal di koy suspendre daal di nag jublu ci li nga xam ni moom mooy émission yi fekk na d'ailleurs sax ñu boole woon ko ci émission yooyu tamit damay wax ni def nañu au niveau de la rajo Kebs FM lu toll ci fukki émission ak ñett au niveau de Naziroulaye FM ñu def fa également lu toll ci juróom-ñetti émission mais émission yooyu tamit day baax ñu leeral ni képp koo xam ni jàpp nañ ni am nga kàddu ci askan wi teew nga fa les autorités locales teew nañ fa les techniciens de la santé teew nañ fa bu ma ko waxee suñu xel dina dem ci docteur ak personnel bi waane ak service d'hygiène les relais teew nañ fa les étudiants teew nañ fa daara yi teew nañ fa association des tailleurs teew nañ fa chambre des métiers teew nañ fa délégué marché yi teew nañ fa commerçant yi teew nañ fa imam yi teew nañ fa kon day firndeel ni rek képp koo xam ne yaa ngi woon ci askan wi rek dugal nga sa loxo ci xeex bi wax nga ci itamit nit ñi dégg la loolu c'est très important leneen li nga xam ne itamit réseaux sociaux yi def nañ ko mooy fépp foo xam ne dégg nañ ni donation am nañ fa teew nañ fa couvrir ko mais yemuñu foofu dañu def ay sensibilisation di dem ci koñ yi am ay sketch yoo xam ni ñenn ñi dañ ko daan jouer ñu koy jàllale à travers les réseaux sociaux loolu yëpp jëm ci sensibilisation bi loolu c'est très important ñu wax par la même occasion également les acteurs culturels tey troupe Ndeye Ngone bi mën nañ ko tudd def nañu lu ëpp juróom-benn spot loolu yëpp jëm ci yeete ci li nga xam ni noonu la ñuy raxasoo wala loolu lañ leen defee leneen ak leneen mu jëm daal yeete ci li nga xam ni moo jëm ci mbas mi loolu c'est très important également ñu souligner ko. yemuñu foofu def ay caravane wër dëkk bi jël ay flyers distribuer ko ànd ak ñoo xam ne itamit dañuy jël ay kaddu di ko jëmale ci askan wi muy ay message yu am solo yoo xam ne yaakaar naa ne askan wi dégg na la ñu waxoon. caravane yooyu également ñu def ci lu toll ci fukk ak ñeent daanaka bàyyiwuñu benn quartier boo xam ni moo nekk Kébémer mais également bàyyiwuñu benn artère boo xam ni mi ngi biir Kébémer ci loolu également ñu ciy féliciter le président du conseil communal de la jeunesse ànd ci ak ndaw ñi nga xam ni moom la ci àndal kon ñu ngi koy gërëm di ko sant. di wax ni également maire loolu yëpp su jàllee tey dañuy dem rek peut-être ci li nga xam ni mooy perspective yi ndax ñun suñu lépp suñu communication lépp dañ koo teg ci communication de proximité. tey nag ñu ngi wax ni war nañu ubbi jumaa yi di wax ni war nañoo ubbi marché yi di wax ni également war nañoo ubbi école yi ñi jàppoon ni xeex bi jeex na man damay jàpp ni xeex bi tey lay soog a tàmbali ndax jafe-jafe yi mi ngi soog a jëw te bu ñu seetloo ak diir bi nga xam ni moom la ñu fi toog ndax jàppoon na ni mën na